suñu mbokk internet yi ñoo ngi leen di nuyu tey ñoo ngi dalal Ansoumana Dione mu nekk ki nga xamante moom mooy président malades mentaux yi ñi nga xamante dañuy am feebarum xel seen rédaction sentv.info doxantu bu Rufisque pour waxtaan ak moom Ansoumana nuyu nañ la. di la dalal ñu lay fay di am mbégte di dalal fii Sen TV Info di fàttali ne man may président wu kuréel gii ñuy wax ASAM di toppatoo ak yelleefu ñu amee feebaru xel fii si mi réew. jamono ji dañ nekk jamono coronavirus est-ce que état du Sénégal particulièrement ministère de la santé jël na malades mentaux yi en charge parce que ñoom tamit c'est des citoyens ay êtres humains la ñu. waaw liggéey boobu laaj boobu noonu nekk na lu askan bi yëpp di laaj waaye ba fii may waxee nii muy président Macky Sall di ministre de la santé et de l'action sociale du gouvernement bu Sénégal amul kenn si ñoom bu jël matuwaay bi ko war waaye ñuy leeral ne suñu kuréel gii di ASAM rek tey jii moo mun a toppatoo ñooñu nekk si mbedd mi di taxawaalu ndaxte boo jëlee état bu Sénégal moom amul fuddul hôpital psychiatrique bu Thiaroye loi bi foofu la ko may pour mu fay fajee ñu am feebaru xel te foofu amatul place pour ñu nekk si mbedd mi taxawaalu ba moo tax suñu kuréel gii di ASAM nga xam ne moom la ñu reconnaître juridiquement pour mu jàppale ñooñu kon état bu Sénégal ñun la waroon lëkkalool kuréel gi la waroon lëkkalool pour que ñooñu amee feebaru xel ñu mun leen jël en charge mais ba fii ñu waxee ni bi mbas mi tàmbalee wax nañ ci ba sonn amul fu ñu demul amul lu ñu deful maa ngi sax fàttali ne Toussaint Manga député posé na question bi ministre de la santé ci benn réunion force Covid 19 ne ko laaj bi nga laaj li moom la ko Toussaint Manga laaj kilifa yi yor mbirum wér-gu-yaram muy ministre Abdoulaye Diouf Sarr Toussaint Manga laaj ko lan ngeen nar si ñi amee feebaru xel nekk si mbedd mi di taxawaalu ministre Abdoulaye Diouf Sarr ne ko c'est un projet en cours avec Kaolack ba muy wax loolu suñu kuréel gi moo tax ba muy wax loolu suñu siège bi ci Kaolack moo tax ñuy wax waaye ba fii may wax yow nii ñi si mbedd mi ñu ngi taxawaalu amul benn matuwaay boo xam te ni réew mi jël na ko pour que ñooñu am feebaru xel mu leen dimbale. est-ce que si renseignement yi ngay jot si ñi nga xamante ne dañuy am feebaru xel est-ce que am nga si un renseignement boo xamante ne Covid am na ko mu si jàpp. yàlla nag dogal na ñun bi mbas bi ñëwee ku nekk da ngay xam sa njaboot ñun dafa am benn vidéo bu ñu mosoon envoyé benn pël mu ne bu ñu wax maanaam xale yi bu nag yi génn bu bëy yi génn ndaxte coronavirus moo ñëw nga gis ne kooku li kiy teel rek mooy ay nagam ñun xamoon nañ ne ñu amee feebaru xel mbas bi du leen laal xam nañ ko parce que ku nekk da ngay xam sa njaboot ban situation lay nekk ndaxte ñu amee feebaru xel ñoom mën nañ am Covid bi naam waaye duñ ko dund waaye nag loolu dafa war a gën tax ñu taxaw ñu amee feebaru xel parce que boo demee en France nga dem aux États-Unis nga dem réew yi nga xam te ni yëpp dañu réussir maanaam Covid bi dafa duggoon ñooñu dañu fexe ba ñu am feebaru xel les sans domicile fixe ñu ne si mbedd bi ñu jël leen làq leen aar leen pour que mbas mi bañ a yegg si ñoom parce que bu yeggee si ñoom day gën di law ci askan bi boo seetloo tey li ñuy wax les cas communautaires yi région yi nga xam ne ñoo foofu la ñu am feebaru xel fa la ñu ëppee muy Dakar Thiès Diourbel Kaolack Saint-Louis région yooyu fa la cas communautaire yi ëppee kon tey jii gis nga ne le fait que toppatoo ñu am feebaru xel dafay nekk musiba ci Covid 19 bi ndaxte koo xamante ne mën na am feebar bi ba noppi te du ko xam te du sax feebar maanaam ñoom c'est des porteurs sains ndaxte li may wax tout le temps tey même bu vaccin yi ñëwoon tey jii daanaka ñooñu am feebaru xel ñoom duñ ko soxlawoo parce que amul kenn si ñoom ba fii ñuy waxee nii amul kenn si ñoom ku am feebaru xel ne si mbedd mi am Covid ba ma ko waxee dafa am benn presse boo xam ne ni daf ci def enquête mu jox la parole à un psychiatre bu nekk Louga ak yenn spécialiste mais ñoom ñëpp bi ñu waxee dañu dëggal li ma wax ndaxte koo xam ne nii day dëkk ci mbalit du sangu mi ngi fanaan ci mbedd mi te loolu la Covid bi di bañ te loolu yëpp malgré tout amul kenn ku ko si am maanaam ñoom suñ ko amoon kon heure bi dee na ñoom ñëpp gis nga député yaa ngi faatu ministre yaa ngi ancien ministre yaa ngi faatu ay kilifa yu bëri ñu ngi faatu ñu ngi koy am te ñoom ba tey amul kenn si ñoom ko xam ne am na Covid bi moo tax sax ma ne woon suñu chercheurs yi suñu scientifique yi nañu xool
lan moo tax que ñooñu am feebaru xel nekk si mbedd mi feebar bi laalu leen mënoon nañ see jàngatee sax ba génn ci saafara ba génn ci lu mel ni vaccin wala génn si loo xam te ni danañ ci mën a xam loo xam te ni ñi am feebaru Covid bi danañ faju maanaam nit da ngay bàyyi xel si lépp comme nag ñoom seen xel yeggul foofu damay jàpp rek ne seen xam-xam moom moo xaw a gàtt parce que lu mu tuuti wax nañu gëstu le pourquoi ñu am feebaru xel nekk si mbedd mi Covid bi en tout cas daanalu leen. xam nga en ce moment man lu ma jaaxal ak lu jaaxal sénégalais yëpp ñu ne ma yow yaa ngi ànd ak sa xel macha allah wër nga lu tax nga jiite ñi nga xamante ne dañu am feebaru xel xanaa yow tamit da nga am feebaru xel sénégalais yi dañuy posé wu question boobu. laaj bi laaj la bu may neex bu leen neexee sax ñu ne en ce moment dafa am feebaru xel man yàlla dafa dogal mosuma am feebaru xel nag dama koy sant yàlla waaye itam jombul kenn aussi feebaru xel jomb amul benn doomu aadama feebaru xel jombul sax nitu yàlla sax dina am feebaru xel kilifa dina am feebaru xel même président de la République dina am feebaru xel ministre dina am feebaru xel góor jigéen mag ndaw riche pauvre ñëpp koy am man suma grand frère mu amoon feebaru xel ma dimbal ko ba mu wér tey jii yàlla dogal na génn àdduna bu yàgg na ma ko dimbale woon ba mu wér chance bi ma ko mayoon ba mu am ko laa ne woon chance boobu dinaa fexe ba képp am feebaru xel mën ko am nit nag moom mooy def loo xam te ni su gisee kuy def lu baax te moom defu ko day jàppee kooku baaxul loolu nag suñ société bi moom moo bindoo noonu. parce que loolu jaaxal na ñëpp dañu ne xanaa moom dafa amoon feebaru xel ba wér. nañu jàpp ne képp koo xam ne man jàpp naa ne nit képp kuy seetaan ko am feebaru xel rek yow da nga am feebaru xel maanaam dof dëgg laa wax mooy seetaan moromu dofam te toppatoo ko tey boo seetloo malade mental yi seen biir mosoo gis malade mental bu gàddu malade mental ne du koy dem faji ci kon kii toog këram di xool malade mental bi man jàpp naa ne kooku mooy malade mental dafa am sama benn xarit bu ma wax fan yi image bu doy waar ma ne ko lii de ba su ma amee occasion danaa ko wax Assane Diagne sama benn mbokk taalib Assane Diagne nekk Dakar nekk Saint-Louis mu ne ma dafa mel ni nga nekk ci plage nga gis ay nit yuy lab ci géej bi yéen ngeen di football ak naan ataaya mu ne ma société sénégalaise noonu la mel par rapport aux malades mentaux kon tey bu fekk ne président Macky Sall bu fekk ne kilifa bu mënti doon laa wax su fekkte ne citoyen bu mënti doon yaa ngi toog gis ñu amee feebaru xel te jéemoo ci dara jàppal ne ñoom ñëpp dañu am feebaru xel comme ni ko moromu ki am feebaru xel bi di xoolee mook moromam te mënul ko dara kon man fonk d'abord sama bopp man dama fonk sama bopp d'abord parce que jàpp naa ne bépp góor bu summeeku ci mbedd mi man en ce moment maa summeeku daf yar mu neen kon fonk sama bopp ak fonk rasulillahi bi xam ne moo tax ñu bind ñu mu yonent bi parce que buñ ne yàlla dafa jël turam mu bind ko bàyyi may mu jël doomu aadama mu jël tur yonent bi mu bind ko ci doomu aadama kon ne serait-ce que rek tur yonent boobu noonu bu feeñ ci doomu aadama yi war na tax ñu toppatoo donc doomu aadama bi man loolu moo ma ci dugal te nag si laay woo nag bépp doomu aadama ci laa woo bépp citoyen sénégalais mu ñëw ànd ak ñun si liggéey bii nii parce que lii liggéeyu ñëpp la man en ce moment maa ci nekk xëy na maa ci gën a fës waaye képp koo xam te ni yaa ngi yeewoo si réew mi am nga responsabilité boo xamante ni war na la sa diggante yow ak am feebaru xel jàppal ne yow yaa na ci mbedd mi man en ce moment je considère que man maa na ci mbedd mi bu ñëpp jàppee ki ne si mbedd mi comme suñu bopp rek danañ fexe ba ki nekk ci mbedd mi jóge si mbedd mi dellu ci këram parce que une société bu normal warul seetaan ay doomam nekk si mbedd mi. est-ce que mën nga ñu tënkal seen association bi yow mi ko diriger yan genre action ngeen di mener si ñi am feebaru xel. bëri na bés bu jot ñu orienté ay nit hôpital bés bu jot ñu dimbali ay nit ñu dem waaye li may wax ñun dañu amoon suñu siège ci Kaolack en 2004 Abdoulaye tabaxal ñu siège bi ba fii ñuy wax ni avec le régime du président Macky Sall ce siège a été confisqué et fermé. kon tey jii par le régime de Macky Sall am na nag ay kilifa yoo xam ne tey jii waroon nañoo sol seen dàll pour que centre boobu nekk Kaolack ñu delloo ñu ko pour ñu mën a def suñu liggéey centre boobu jooytu nañ ko fu nekk parce que def naa ne boo amee association boo amee service en 2001 en 2002 nga toog président Wade en 2004 président Wade tabaxal la un centre à Kaolack en 2012 président Macky Sall avec son régime ñëw tëj ko def naa ne loolu mooy ñi amee feebaru xel duñ faju
tey jii interview bi pour mu nekk il a fallu que mu am ay caméra ak ay micro donc si s'il n'y a pas de caméra s'il n'y a pas de micro interview bi du mën a nekk yàlla dimbale nag ba ngeen amee oto ngeen boole ci lépp ngeen déplacé wu ñu fekk sama fii donc tey jii ñun pour ñu mun def si liggéey réellement il va falloir que ñu am benn outil de travail te outil bi mooy centre boo xam te ni foofu la ñuy dugalee ñu am feebaru xel centre bi mi ngi ci internet bi les photos sont sur le net ñëpp xam nañ ko photo yaa ngi fii bu bëgg après. présentement centre bi lan moo fa nekk. centre ba ma nga tëjee. dara nekk fa dara amu fa dafa tëjee ba fii may wax yéen nii dafa tëjee depuis 2012. te pare na. pare na y a tout dedans ñun buñ ñu bàyyi woon heure bii laa wax amaana sa interview bi du am parce que dana fekk ne faj nañ ñu ne si mbedd mi yëpp bañ delloo leen sa mbi kër mais Sénégal mooy réew moo xamante ni bu ay nit jógee di def lu baax kilifa yi leen waroon taxaw ñoo ñëw xeex leen li may def nii am nañu ko def en France en Côte d'Ivoire un peu partout à travers le monde c'est des associations yoo xam ni réew yi kilifa yi ñoo leen di taxaw fii kilifa yi ñooy taxaw ne yéen doo leen fi liggéeyee maa ngi ni heure bii man warul mën fekk fi sama kër man waruma am jot te su ma xëy suba ba ngoon jot damay toog di xoolee te heure bi waxoon na fekk may jël ñu ne si mbedd mi di leen yóbbaale ci centre Colobane bi ñuy faju moo tax sax léegi même ces interviews là dama koy def nii rek parce que presse ak ñun ay partenaires lañu waaye du lu ma gënal su ma sañoon heure bi ñoo nga da nga may fekk ci centre ba may toppatoo ñu amee feebaru xel ñun naa leen fii lañ leen di toggalee fii lañ leen di fóotalee médecin baa ngi nii infirmier baa ngi nii ñii ñoo wér ñii dem la ñëw et cetera waaye boobu président Macky Sall ñoo ngi lay lancé appel Ansoumana Dione li muy wax nii lu daw yaram la centre bi ngeen ubbi ko ngeen jàppale ko comme ça mu mën a faj ñi nga xamante dañuy am feebaru xel parce que yéen la koy defal état du Sénégal la koy defal loolu bu weesoo en tant que koo xamante ne ràññee nañ la si wàllu ñi nga xam ne ñoom ñooy toppatoo ñi am feebaru xel te est-ce que mën nga ñu xaymal si biir Sénégal à peu près ñaata nit ñoo am feebaru xel. seen lim mi ngi toll si 3 junni lu mu néew léegi sax boobu nag ëpp mais lu mu néew jàpp leen ni 3 junni doomu aadama ñu ngi yeewoo si mim réew ba ci buntu palais Macky Sall ba ci buntu palais de la République am na dof bu jigéen bu fa dëkk image boobu rek. fan la dëkk si buntu palais bi. image yi photo yi mi ngi ci internet bi. jël naa ko en photo mi ngi ci net bi moom laa tuddee woon la folle du palais entre building ak ancien ministère de la jeunesse foofu la nekk. boo leen demee tey jii di ngeen ko fi fekk ay mbaar la fa teg maanaam dafa def benn petit palais loolu si réew mi toll si Sénégal ab jigéen maire bu màgget di jigéen di mag ñu koy seetaan muy fanaan ci buntu palais Macky Sall am feebaru xel loolu def naa ne du dëgg du yoon boo demee tey jii place. est-ce que du moom mooy gàllaaju palais bi. loolu wax la mais kooku c'est une malade mentale ne nit ñi xam naa ba ndëkk la dëkk. c'est une malade mentale gàllaaj maanaam dafa mel ni tey jii nga ne corona mooy gàllaaju Macky Sall waaw kon tey corona mooy gàllaaju Macky Sall wala cancer mooy gàllaaju Macky Sall wala ni ñu koy waxatee feebar bi xew bi génn Tambacounda nii fièvre jaune mooy gàllaaju Macky Sall une maladie mentale c'est une maladie mentale une folle c'est une folle kooku ma ne yow mii tey man mii est-ce que dinaa nangu suma yaay am feebaru xel di fanaan foofu ci mbedd mi Macky Sall ci boppam yaayu Marième Faye Sall fanaan foofu ci mbedd mi même bu doon mooy gàllaaj bi la même bu doon mooy gàllaaj est-ce que nit dina nangu loolu mooy kon loolu mooy ñun le peuple sénégalais ñun kon wéeruñu bu fekkente ne loolu mën na ko tuddee sacrifice humain parce que su fekkente ne nit lañ bàyyi foofu ñu ne mooy gàllaaju palais ba loolu bu doon gàllaaju palais ba la Abdou Diouf du fa jógee Abdoulaye Wade du fa jógee Macky Sall kon du fa mës a jógee te Macky Sall mu yàgg ak mu yéex daf fiy jóge kon kooku nañ ko jël en charge. Ansoumana yaa ngi wax limu ñi nga xamante dañu am feebaru xel te ñu nekk si mbedd mi mat na lu toll ni 3 junni te ñooñu ñëpp si kër la ñuy génn yaakaaroo ne ñi nga xamante ne seeni mbokk lañu dañ leen seetaan sénégalais dañ leen seetaan parce que képp koo gis mu am feebaru xel dafa jóge si kër est-ce que seeni mbokk yi war nañ leen bàyyi si mbedd bi. tey laaj bi ngay laaj nii laaj la boo xam te ne bu may naqari la laaj la bu ma métti
parce que tey ñi am corona 19 dëgg ñi am feebar ñi am Covid 19 état mënuñ jël ñu ñëpp en charge état sax dafay xëccoo ak famille pour jël ñi am Covid 19 toppatoo leen tey bu nit amee accident de la circulation est-ce que dañuy xaar mbokkam ñëw état moo ñëw jël ko yóbbu hôpital waaye ñi amee feebaru xel xanaa ñoom duñu ay nit te gis nga li tax ñi ne ci mbedd mi mooy état bu Sénégal dafa tegul fenn foo xam te ni foofu la ñu fajoo. mais problème bi tamit seen famille am nañ ci part de responsabilité parce que sa mbokk c'est pas parce que dafa am feebaru xel rek donc nga sànni ko ci mbedd bi c'est vrai que état moom mooy responsable ñëpp mooy kilifa ñëpp mais est-ce que tey sa doom dafa war a feebar nga génnee ko ci kër gi wala nga bàyyi ko mu dem pourquoi am na ñoo xamante ne seeni njaboot dañuy feebar ñu dund ak ñoom boo deetee du ñu mës a nekk ci mbedd ñoo ngi seen biir kër yi. foofu lay donc bu ñu jël responsabilité di ko teg ci kaw l'état est-ce que état rek la wala famille tamit am nañ ci part de responsabilité. xam nga yéen da ngeen di rek xool man ba tey ci suba laa wax ba démb ci guddi. amul benn instant boo xam ne famille duñ ma woo di ma wax seen ay jaaxle parce que gis nga ku xiif yor sa xaalis restaurant boo dem ñu la añ bi jeex na restaurant boo dem ñu la añ bi jeex et pourtant yaa ngi yor sa xaalis de kon à qui la faute est-ce que yow mi yor sa xaalis la yow kay restaurant yi kay ñoo toggul kon lu doy c'est-à-dire boo jëlee toute la région de Diourbel ba Touba toute la région de Diourbel amul fenn fu ñuy fajee foo am feebar xel et pourtant am na fu ñuy fajee bët am na fu ñuy fajee nopp am na fu ñuy fajee biir donc nit ki bu feebaree da nga koy wax ne fii ngay fajoo mbirum feebar xel tey boo demee tey Kaolack nga yor sa doom ba mu feebar xel dans toute la ville de Kaolack laa wax amuñu fu ñu ko hospitalisé te feebar xel ku ne xam na naka la demee donc quelques centres ñoo fi nekk mooy hôpital psychiatrique bu Thiaroye hôpital Fann yooyu ñoo fi nekk. Mbaaw nag. moom la wax ni mooy hôpital Mbaaw moo fi nekk pour tout le Sénégal ak hôpital Fann ak peut-être hôpital principal ci biir te foofu ñu bëri xamuñu ko ak ñaari privé yoo xam ne nii c'est des privés yoo xam ne ñoom ñoo ko taxawal. maanaam privé yi ñan ñoo ko taxawal. église catholique moo samp ay dalal xel Thiès ak Fatick. ok donc ñoom moom vraiment catholique yi moom ay jàmbaar dañuy yëngu ci wàllu social bu baax sax. du sax loolu déedéet du sax loolu de. waaw kon lan la déedéet du sax loolu parce que dañu investir boo demee dans les deux privés là ña fay dem dañuy joytu la cherté je dis bien de la prise en charge dans les deux dalal xel de Thiès et de Fatick dama koy wax ba mu leer parce que nit ñi ñoo may woo di ma ko wax pour vous dire que ne mbir mi état daf ko sàgganee bopp doomu aadama yi te bopp bi niñ ko sàgganee mooy feeñ ci lépp moo tax may xamal askan wi ne Sénégal tey jii fi koy métti du tànk yi du nopp yi du bët yi mais bopp bi mooy métti te bopp nag tant que góomi ci nekk yëpp fajuñu ko boobule société ci musiba rek lay dëkk boobule société kenn dafa am jàmm boobule société agression sàcc de détournement feebar lépp looy xalaat rek ci ñaawteef boo mën di xalaat rek boobu société dina dal ci kawam moo tax man tey ji Sénégal li xew nii depuis ay at réew moo xam ne ni duñ waxtaanee mukk lu am solo. mais gisoo ne yow chaque fois li ngay jooytu pour ñu koy defal ñi am feebaru xel gisoo ne chaque fois attaques yi ngay jël contre l'état gisoo ne loolu moo tax ñoom tamit ñu braqué parce que gis nañ saa su nekk da ngay attaqué état da ngay attaqué ay communiqué di bind di attaqué ministère de la santé di attaqué Macky Sall te yow tamit bon koo xamal bëgg nga mu nekk sa partenaire mu jàppale la est-ce que gis nga ne loolu démarche bu baax la. laaj bi du laaj de. ah lan la bokk. laaj bi il faut l'enlever il faut supprimer laaj bi nii. waaw mais. non laaj bi Macky Sall suma xarit la. ok Macky Sall ku ma bëgg la man. waaw man président Macky Sall ku ma naw la. ministre Talla Mbaye Ndiaye seede na ko devant le ministre Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Diouf Sarr suma mag la suma xarit la. mais lu tax yow ñu bloqué sa projet bi nga say projet yëpp dañ koy bloqué yaa ngi war a ubbi centre bi Kaolack te nee nga Macky Sall moo si teg loxo. xam nga bu ñuy wax pour defar nañ wax pour defar c'est-à-dire un régime est venu des gens qui n'ont rien compris
en l'occurrence le ministre Oumar Coll Seck, des médecins psychiatres, le professeur Aïda Sylla, entre autres, yoo xam ni ñoom la état doon déglu ñoom ñoo nax état ñoo nax Macky Sall ñoo nax gouvernement bi. ah ok leer na. donc ñooñu ñoo dugal mbir mi ci guuta ba pare nag dem toog kenn déggatu leen maanaam ñi waroon faj tey jii ñoo yàq moo tax dama naan tout le temps psychiatrie bu fan psychiatrie moom mooy noonu santé mentale moom mooy noonu malade mentaux yi doo dégg mukk laa wax Aïda Sylla professeur mu taxaw di wax naan Ansou ak Assam comme ni nga wooyee sànq Macky Sall pour ñu jox ñu suñu kër gi ci Kaolack woote gi nga woote noonu moom la ay kilifa actuellement jamono gii may wax nii bëgguma tudd tur jamono gii may wax nii am na ay kilifa yu mag si réew mi yoo xam ne ñu ngi ciy dox pour que mbir mi mën a décanté wu le ministre de la santé et de la sociale monsieur Abdoulaye Diouf Sarr xam na di nekk ci dossier bi xam na ko xam na ne kër googule dañu ko war delloo bu ñu demee ba DG action sociale docteur Arame Top Sène bind kayit ba mu leer ne ministre Abdoulaye Diouf Sarr centre bii nañ ko delloo kuréel gii di ASAM pour mu toppatoo ak yelleef ñu amee feebar xel nga xam ne kon mbir mi leer na li fi nekk kay mooy que ne sénégalais yi seen bopp. léegi lu bloqué projet bi lu ko bloqué. foofu laa jëm si ni askan bu sa amaana sax yow sax ci nga bokk amaana la presse sénégalaise en fait partie parce que si la presse sénégalaise avait posé le débat bu ñu xëyoon ñett fan laa wax bu ñu xëyoon 3 jours comme ni ngeen ko defee nii presse bi yëpp Sénégal gi yëpp di waxtaanee mbir mi ñu amee feebaru xel. comme ni ñu ko defee si affaire Sonko. maanaam. en fait li nga bëgg tey dama la koy leeral comme affaire Sonko bi muy xewee dimanche bee la xew pratiquement ñoo ngi 9e jour ampleur bi ñu ko may tey bu ñu mayoon mbir bi ampleur noonu kon faju na. bu yàgg. donc da ngay gis ne Sénégal du ma sax wax presse bi kese am na yenn kilifa yi ci réew mi laa wax muy kilifa nguur gi. di kilifa diine yi ak kilifa bu mën ci doon nag laa wax maanaam bu ñu jëloon mbir mii def ko seen yëfu bopp comme man en ce moment ni ma ko defee suñu yëfu bopp nii amaana dina dépassé fii mais nit ñi seen bopp c'est comme si ñoom ñoo bëggul mbir mi saafara wu. presse bi moom def na yëfu boppam parce que ñun ñoo ngi di si presse bi lañu bokk déplacé wu nañu ñëw nañu. presse bi ba léegi dafa des. desul parce que ñun si presse bi lañu bokk. moom la ñu ñëwee rek ñëwal nañu ñëpp. moom la ne c'est-à-dire la presse depuis 2000. ensuite rek lay wax loo mais la presse doit wax naa ko ay chaînes de télévision et de radio nee naa leen dañu war a teg débat bi maanaam ñu teg la question des malades mentaux ay kilifa wër table ji ñu waxtaanee ko loolu suñ ko defoon heure bi dépassé na maanaam bu ñu woote woon benn débat boo xam ni y aura le ministère de la santé le ministère de l'intérieur les associations la présidence les députés la presse autour d'une table ñu koy wax pendant ay fan mbir mi dana saafaraw waaye nag amul nit ñi ensu la ñu wax loo. bu ñu paree ñu ne bon Ansou bàyyi leen ko mu wax rek après su paree ñu continuer. te la ñu nekk nañ la bàyyi nga wax. te nag foog ne Ansou maa dañ koy teg fekk ne askan bi ci boppam la koy def maanaam réew moo xam te ni maanaam suñ la nee sangul ki la naan sangul sa taar la bëgg boo sanguwul sa bopp c'est-à-dire askan bu Sénégal société bu Sénégal réew mii di Sénégal ñoo bëgg dundee ak ñu am feebaru xel. conséquence baa ngi nii nit ñaa ngi reyante dof yaa ngi reyante xanaa xamoo ne li xew lépp nii ay weer ci gannaaw du lenn lu dul xel mu manqué parce que xam nga tout le temps nit ñaa ngi naan waaw. mën naa la laaj. oui weer yi si gannaaw nee nga lan moo xew. c'est-à-dire Sénégal ay at ci gannaaw doon dégg ñu wax mukk essentiel gis nga fekk quelques fan. nga déggaat ay caaxaan encore maanaam les priorités sont toujours menacées tey jii heure bi wax na fekk ñuy wax naka la ñuy def ba Covid bi jóge fi naka la ñuy fexe ba xale yi seen njàng mën a baax naka la ñuy fexe ba suñ usines yi mën a taxaw naka la ñuy def ba suñ wér-gu-yaram bi mën a ñoŋ maanaam am na lépp loo xam te ni. fi mu toll di presse bi ngay sànni xeer parce que fi mu toll di presse bi yëpp affaire Sonko la ñuy wax. non c'est que man du wax presse parce que nekkul ne presse bi rek ñoo ciy wax maanaam am na ñeneen ñu dul presse ñu ciy wax c'est-à-dire da ngay gis ne suñu société tey képp kuy doomu Sénégal yow xam nga ne Sénégal gii du moom la El Hadj Malick bëgg du moom la Cheikh Ahmadou Bamba bëgg
du moom la Limaamu Laay bëgg du moom la kilifa yu baax yi bëgg. Sénégal gii du moom la Cheikh Anta Diop doon sàkku. Sénégal gii du moom la en tout cas ñun on risque de léguer ay caaxaan ci suñu ay doom ak suñu ay sët. te léegi nag xam nga tey nit ñaa ngi naan nañ changer système bi mosul am problème déedéet le problème ça n'a jamais été le système. Le problème c'est les hommes. Il faut changer les mentalités. Tant que ñi ngi xalaatee ni ñuy xalaatee nii ñi ngi xalaatee bopp sa bopp sama bopp ma la gënal du bañ naa la sama bopp moom ma la maanaam yow yaa ma la gënal sama bopp man yow mii ya tey yaa ma la gënal sama bopp dof bi ci mbedd mi moom ma la gënal sama bopp mais bu ma nee sama bopp ma la gënal rek mooy man bu danger amee damay fexe mucc rek bàyyi la fa yow te àdduna taxewul noonu da ngay fexe ba yow li nga yéene sa bopp nga yéene ko sa morom bu xéewal ñëwee au lieu nga jël ko nga bàyyi ko nga jox ko sa morom Sénégal loolu parce que man dama naan nous sommes un pays hypocrite Sénégal dafa bëri ay yoo xam ne dañuy hypocrite maanaam gëmuñu lu dul seen bopp gëmuñu ku dul seen bopp te loolu musiba la réew il faut que ñu bëggante il faut que ñu yërëmante il faut que ñu dimbale wante manque dimbalante boobu noonu moo jël li ñuy dund nii pendant ay weer bu kenn yaakaar na nag di nga dëkk ci biir réew di xalaatee nii ba pare nga bëgg am jàmm kenn du am jàmm nag tant que jubluwuñu si ñi amee feebaru xel parce que bu ñu toppatoo ñu amee feebaru xel rek toppatoo xel doomu adama yëpp